ok bon Yewwi seen biir la ko dafa am plan. bon man suñ déggee Mansour. man dinaa gën a sori sax sëñ Mansour. maanaam moom ci Yewwi la yam man damay tudd taxawu Dakar. le problème c'est taxawu Dakar. Barthélémy Dias dafa am ñu ne biir taxawu Dakar ñu jàpp ne danger la. ci carrière politique bu Khalifa Sall. waaw. dañ jàpp ne Barthélémy yoon bi mu nekk nii bu continuer ci ascension bi Khalifa day dem retraite. c'est clair. donc te ñoom loolu arrangé wu leen. benn duñu ay pro Barthélémy soppuñ ko trop. doon na leen gën a neex ñu am comme maire soo am Wardini Khalifa gën ko mun a manipuler ka Barthélémy. Barthélémy du ku ñuy manipuler. déjà yaa ngi dégg ñu lay wax ne la cabinet bi fa Khalifa nekkoon bi mu ñëwee da leen fa jëlee. Barthélémy ay laafi boppam lay naawee. daf ko liggéey nag heure tëdd kaso saa yu jotee. da Tanor Dieng ba Khalifa Sall mu ñëw taxaw. ñi ngay xeex ñi ñëpp di leen ëpp légitimité politique xam nga Barthélémy kenn du ne dañ ko tingoom dafa xeex. dafa rampe ba ci giri ba pale ba muy gàddu xeer ya. sol njaxasam ba fi mu toll nii bañ koy jëli di ko yóbbu Kédougou fajar googu ñuy toj gémmi ñu yaay ja maanaam dafa mbapat. Barthélémy mooy mbër boo xam ne ci làmb ji dafa mbapat. bëre sans dóor la tàmbalee ba àgg cercle des VIP léegi nag ndax cercle des VIP bi Barthélémy agsi su continuer chemin bii te ku mun politique la te ku mun social la te ku neex a bëgg la ku dëggu la ci li mu wone ndax day nëbb Khalifa. ndax Khalifa nangu na loolu ndax Khalifa moom jàpp na ne pare na ca làng ji loolu mooy problème bi parce que ñu bëri tamit biir taxawu dañuy reprocher Barthélémy d'être trop proche de Ousmane Sonko. loolu handicap la. loolu ñoom handicap la ci ñoom. parce que Barthélémy ci investiture locale yi bi mu demee ba xamul fi Khalifa di taxawee dafa amul soutien wu Sonko. Sonko bokk na ci ñi lem loxo waa Yewwi imposé candidature bu Barthélémy am na sax ñu doon wax ne am na liste bu mu doon demee moom Sonko ak PUR buñ tànnoon soo am waat. donc Khalifa dernier moment la door a décider ne day tànn Barthélémy au détriment de Soham léegi problème mu investiture yi. oui kiñ tudd. ni moo jaxase liste bi. oui kan moo njëkk tudd turam. Farba Ngom fan la ko xamee. loolu n'était pas présent. yow kon da ngay dëggal ni manipulation am na. complot dafa xaaral rek loolu benn laaj bu may laaj la. beneen bi ki ñu wax bokk na ci ñi Khalifa Sall doon tudd bi mu nekkee kaso na ñooñu rek laa yebal ñuy wax ci sama tur. ñaan mooy Saliou moom ñu tudd. ku jege Khalifa Sall la. te gars yi wax nañu investiture yi nii la demee woon. taxaw dafa joxe 3. Pastef joxe 3 PUR joxe benn muy 7. ñu jubóog PDS mooy waa wàllu coalition PDS dugg ñu joxe benn bu Pastef. Pastef joxe góor ak jigéen PUR joxe góor. taxawu na day joxe ñetti góor. na bëgg exiger PDS jigéen wàllu PDS bañ ñoom na ñoom ñi am ñett nañ dugal benn jigéen. mu nekk position wu Pastef ak ñeneen ñu d'accord ni wax nañ dëgg taxawu moo war a indi benn jigéen. ñu dem dégg naa ba dernière minute la ñu dindi turu Paala moomu dugal kenn ku jigéen waaw maire bu Point E biñ ko dindee Déthié Fall bàyyi fa Saliou di dem di xool ci investiture waa wàllu yu na ko comme que liste bi c'est déjà calé c'est déjà réglé demal nga déposé waa ji moom moo rocciwaat ku jigéen ki moom Saliou dugalaat moom Paala te Saliou ak Paala c'est des plus que proche de Khalifa Sall léegi nag ndax da ko def ngir may Paala occasion nekk député wala ndax da ko def pour xajamal laaxu Barthélémy foofu la question bi nekk te loolu foog mu leer ci xelu moom bu ko defoon pour xajamal laaxu Barthélémy ban intérêt la ci am wala da ngaa bëgg a wax ni dafa am ku ko digal parce que ñoom ba tey ci bëgg kale ascension Barthélémy bi parce que Barthélémy Dias ascension bi mu nekkee arrangé wu les proches de Khalifa Sall ça les arrange pas te gëmut ak ñoom façon bi ñuy defee politique donc Barthélémy ci kanam l'équipe de Khalifa ci ginnaaw la kon mënuñu wax complot kon waroo mën a tudd kii Farba Ngom su fekkee ni seen biir la non waaw moo tax ma bëgg mu leer non parce que gis naa même ci internet yi ñu koy tudd ku mel ni Amidou Diallo mu ngi may wax naan ma Farba Ngom a tout dit naan Sonko na def attention ci Barth ak Khalifa Sall moom la wax dañoo bëgg yeneen interpellation dégg naa ko ci surprise non parce que coow la indi ci waa Benno loolu dina ñëw sama gars yi après xam naa ak ñoom dañu bëgg a kase dynamique gu Sonko ak Barthélémy parce que ça les arrange pas xam nañ ne Khalifa coquille vide la
taxaw buñ keex jamono ji Barthélémy Dias a tax te loo ci mën a dégg nag ñoom bennoo bii Khalifa leen gënal Barth ak Sonko Karim leen gënal Barth ak Sonko foog nga xam loolu ñoom Barth ak Sonko les extrémistes lañ leen jàppee l'aile dure de l'opposition ñi nga xam ne amuñu benn compromis buñ paree def ak ñoom loolu la ñuy xoolee ñaar ñëlee te fa lañ jëm ak ñoom tout sauf Barth ak Sonko fa lañ jëm le pouvoir en place ci échéance yi ñu jëm lépp lu ñu mën a def pour caler Barthélémy Dias ak Sonko danañ ko def ah oui waaw te danaa la wax fii benn affaire nga baxu xel en 2024 Barthélémy Dias sera le premier bi porté candidature Ousmane Sonko en 2024 waaw man gëm naan du nekk candidat après 2024 il sera candidat bu Sonko jotut bii moom 2024 ñoom ñaare mais yow li nga may wax nii mooy un Khalifa Khalifa dafa bëgg ci touche bi non Khalifa ci touche bi la jëm xam nga Khalifa c'est-à-dire que yow da nga may wax benn rapport de force kon bu am ci biir buy baax ah bien sûr balaa may wax sax ay bennoo kon seen biir la maintenant oui c'est-à-dire Khalifa foog mu nangu moo tax foofu lay jafee ngeen expliquer ma lan am na ku bëgg a comprendre kon complot bi ngeen di wax lan la ba ci tudd ay Farba Ngom waaw léegi bu dee Khalifa léegi day négocier nag bu dee Khalifa day négocier des questions am nañu ne est-ce que Khalifa pour nga xam acte bi il faut t'interroger est-ce que Khalifa nekkul di négocier moo tax dinaa soxla doog am na Diallo mi nga xam ne xam na leen jaar fa ak ñëw éclairer ñu man li ma ngi ñëw ci yow Khalifa foog mu nangu ni il peut plus être roi mais il peut être faiseur de roi naturellement Khalifa Machiavel siège bu mag ba foog mu bakku waaye mën naa toog ca yeneen chaise yi ko wër président assemblée ak yeneen kon yow da ngeen bëgg ñu comprendre lu tax mu déclaré woon bu yàgg ca local yi ne dina doon candidat en 2024 léegi yow Khalifa sans Ousmane Sonko et Barthélémy Dias autour de lui Khalifa benn lii en paille la boo ko ba ma xëy day daanu dëgërut tànk ya dara nekkatu fa Khalifa ay datam da ko passé léegi nag mu gëmul ne da ko passé mi ngi gis porox ndollu ci avancé bi Yewwi Askan bi di avancé di conquérir suffrage sénégalais yi nit ñi di ko gëm mu jàpp ne il peut se refaire une beauté alors que mënut ne Yewwi tànk gi mu jëm nii kanam ñaari candidat rek lañ mun a porter Sonko Barthélémy Khalifa nag dafa bëgg imposer waat boppam il peut être un beau cerveau léegi nag Khalifa teel a nangu day dimbali nit mooy na nangu ni moom il peut plus être président na gunge ñaar ñii duñu séddu mukk di ko baax wala duñ cëru mukk di ko baax léegi nag nangu président assemblée wala nangu président beneen institution gunge ñaar ñi la loolu la nangoo gut te cercle bëgguñu avancement bi Barthélémy Dias di def en termes d'électorat en termes de notoriété Barthélémy Dias tey boo doon lim top 5 les politiciens les plus aimés doo ko ci génne yegg na foofu waaw oui Barthélémy Dias kon li Mansour wax ni nañ ko déglu waxagul plus qu'une réalité politique la kon waxagul il est ingérable léegi Déthié mi muy wax ni faaw mu wax man Déthié Fall qu'est-ce qui s'est passé non Déthié defut dara te waa Yewwi xam nañ ni Déthié defut dara non xam nañ gars yi waxuñu loolu de Déthié il était de bonne foi bàyyi ki fa ne jàpp ni ñoom la ñu mujjee tënk moom lay déposé kookoo def li ko neex léegi Farba Ngom mi ngay wax ne nu mu ko xamee loolu léegi nag foofu ñaar la ñuy junj mooy soit waa ji Saliou moom rocc li si mission ñaar rek peut-être mën a la tax mu def nekkoon ko soit mission commando wu Khalifa peut-être wala mission commando du pouvoir ñaar yi rek a tax Saliou changé liste bi waaye lim ko layee dëgëru mooy damaa waxtaan ak ñenn ci membre yi ñu ne ma au-delà de 6e parité taxawut loolu wéru ñaar rek a kay tax a def mbaqus gu ko pouvoir di mu changé liste bi yàqal leen wa ilaa mu def ko ci ndigalu ki ñu wax ne mooy son plus grand allié politique muy Khalifa changé wul liste yi lu ci ñaari intérêt ñi Khalifa wala le camp du pouvoir léegi nag l'avenir danañu édifier parce que Yewwi danañ wax heure wax bu jotee danañ wax parce que yaa ngi dégg fronde yii te xam nga ñii def fronde bi tamit ku ci ne am na loo leen mun a reproche oui Cheikh Bamba Dièye Cheikh Bamba Dièye dañuy wax ne dafa xaaral rek dañuy wax ne dafa geddoon Yewwi Askan Cheikh Bamba ba mu gëjee ñëw conférence des leaders kenn xamul kañ la ci weeru koor gi la toogaat ci plateau tuddaat Yewwi Askan lan moo tax mu gedd ko ci investiture yi bi mu gisul boppam dafa toog baatu campagne waaw jàppalewul benn candidat Yewwi ku mel ni Guirassy parce que àndutoon amuloon droit ne ànduma ci mais choix wu Aba Mbaye actif quand même tànn nañ que nga battre campagne feeñ teew conférence des leaders Guirassy dañu invalider liste moom it dañ ko gëjoon gis ba récemment
ku mel ni Serigne Mansour Sy. oui Jamil. réalité politique la am base fu bëri gisoo ko mu battre campagne ci à côté de benn candidat yooyu benn meeting la ñëw mooy grand meeting bi amoon xaar yàlla. te dañ koy reprocher lenn. loo xam ni xëy na ki nekk en face mooy taalibe mi mënoon a jur problème bu rëy. dafa ñëw yëmbal woote na nañ jàppale Amadou Hott. na maa ngi wax sympathisants yi taalibe yi ak daara ji vidéo bàyyi dans le net ñu jàppale la alors que kooku mi nga am en face benn candidat wu Yewwi Askan ku bokk ci les signataires muy Bara Gaye loolu ça créé woon na problème. Bara Gaye moo am doxalinu taalibe na man bugguma commenter ay jëfam sama sëriñ la du ma commenter ay jëfam mais bu Bara Gaye kon daal da nga bëgg a wax ni ñoom seen position yi am ñu na amee lu ñuy reprocher c'est des membres yoo xam ne ils sont pas trop actifs biir Yewwi. mais est-ce que loolu yëpp tamit war na mën a rek loolu benn la ñaareel bi c'est des leaders mais nañ dem liste départementale diriger ko. loolu dinañ ci ñëw loolu dinañu permettre